leen jàmm mbokk internetu bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fas yéene ñëw ak yéen ci seen xibaar Actunet comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen saa su nekk. tey nag dañ koy daal di ubbee rek ak wàllum politique mu ñëwaat ak ñun ci élection locale 2022 yi. gis nañ ni nag élection yoo xamante ni bari woon na biri loolu da xëccoo opposition bi ak pouvoir bi, waaye ku ci mel ni Mame Gor Diazaka doon xëccoo maire bu Rufisque. moom nag nee na Rufisque fa la miin fa la màggee fa la yaroo fa la defee léppam, donc amul woon kenn ku taxaw Sénégal rek ku mën a rocc maire Rufisque ci ay loxoom. d'après ba mu defee ay campagne am ñenn ci sénégalais yi nag daal di nañ koy moqué ci réseaux sociaux yi, waaye teewul ni moom mu daal di ànd ak patak di organiser ay campagne am ba ni élection yi jeexee ñu daal di yegg ci cappaandaw gi. moom nag defoon na ab sortie vidéo da yëgle ni wiiri jaari naare li ñuy noppi yëpp ak njuj njaaj dañoo bëgg a sàcc maire bu Rufisque ci ay loxoom, waaye moom def na li muy def ba pare te askanu Rufisque moom la ñu votel. ba mu demee ba gis ni caaxaan faaxee nag maire ba daal dina koy romb ci ay loxoom ci la daal di defaat beneen vidéo di félicité Ousmane Sonko ak waa ànd Yewwi Askan bi. félicité na tamit Barthélémy Diaz mi jël maire mu Dakaaru Ndiaye. félicité na tamit Ahmed Aïdara moom mi doon xëccoo Guédiawaye ba daal di cay jëlee ndam. jamono ji moom Mame Gor Diazaka daal di nay déposer ay liens daal di woote jàmm ci digganteem ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ay concurrent. ba tey ci wàllum élection locale 2022 yi la ñu fa séenee descente ak yéen kii nii di Alioune Ndoye nekk maire bu Dakar Plateau yëkkati na ay kàddoom rek di def analyse ci li waral waa Benno Bokk Yaakaar daal di chuter lool ci région bu Ndakaaru Ndiaye. moom nag d'après ay analyse yi nga xamante ni def na ko, li waral opposition bi ëppale fi doole mooy que ni waa Benno Bokk Yaakaar faux débat bi fi sénégalais yëkkati woon muy débat bu criminaliser wàllum homosexualité ba ñenn ci député yi daal di déedéet loolu lañ leen toppee ba suñu joonu yàlla tey jii, waaye nekkul woon caagan que ni dañoo perdre ci beneen anam. ñii nii di opposition bi nag dañoo taxawoon di défendre loi boobee, looloo waral sénégalais yi daal di leen di jox doole. loolu dong nga tax mu gis ni daal waa Benno Bokk Yaakaar chuté nañu ci région de Dakar ba Abdoulaye Diouf Sarr Barthélémy Diaz daal di koy gañ. yuuxu nag daal dinay jëp fuñ ko foogewul woon ci Aïssatou Diop Fall. gis nañu nag lu ci ëpp ci ay émission muy faral di ko def, gisuñu lu ci bari mu benn yoon mu jël parole daal di faral ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. waaye cette fois-ci nag dafa génn foo xamante ni yaakaaruñ ko woon, ndax daal dinay félicité Ousmane Sonko bu baax a baax ci li mu réalisé ci élection locale yi. nee na Ousmane Sonko def na lu rëy, daal dinay yeewi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa askan bi, te yeewi bi mu leen yeewi dafa nekk demande sociale boo xamante ni askan bi ñoo ko bëggoon. mu nekk ay déclaration mbetteel yu jóge ci laminal ay Aïssatou Diop Fall di ko yóbbante Ousmane Sonko. ak lu ci mënti am daal jamono ji ci waa yeewi askan bi ñoo nekk au diapason. bu dee ci côté Abdoulaye Gallo Diawo moom mi nga xamante ni nag moom moo nekk ci coalition Sénégal 2035 la mu yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci perdre bi nga xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar perdre nañ ko ci région bu Dakaaru Ndiaye. nee na nag arrogance su ñenn ci DG yi ak ministres yi ak xëccoo bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon xëccoo seen biir, looloo waral ñu daal di yokk doole waa opposition bi ba tey jii ñu daal di leen teg loxo ci région de Dakar ak yeneen parti yi. ba tax na nag tey jii jàpp na ni bu ñu booloo woon jël seen doole daal di koy def benn sottante xalaat ak génne arrogance bi nekkoon seen biir ak soif de pouvoir bi ñu doon dundee ku ci nekk ci ñoom, kon tey jii waroon nañoo mën a yegg fu sori. donc lu leen dal lekk dafa mel ni ñoom ñoo ko teg seen bopp. violence yi amoon ca diwaanu Kër Massar ba ñu daal di attaqué famille Sall, seen maam bi doon wuyoo tuturu Mamadou Sall ñu daal di ko fay taal ak benn sëtam bu tolloon ci 3 ans doon wuyoo tuturu Talla Sall. ñoom nag guddi bi nga xamante ni sànni nañu seen kër cocktail de molotov ba daal di koy taal. ci saa si dañoo lakk bu metti ba ci gone ga sax ay partie intime dafa daal di lakkaale. ci saa si ñu daal di leen di yóbbu hôpital en réanimation, waaye teewul ni takk der yi ubbi woon nañu ab enquête di xool mbir moomee fan lay féete ak anakan moom moo nekk ci ginnaaw ñaawteef boobee ci période électorale bi ñu nekkoon. en tout cas li wér te wóor mooy
premier résultat wu enquête boobee mi ngi tàmbalee ruusandi ndax démb ci xëdi nekk ci journal yi ñoo ngi doon yëgal ni Dieynaba Ndiaye moom la ñu arrêté woon mu bokk ci coalition Gëm Sa Bopp. njëkkoon nañ ko arrêté entendre ko daal di koy bàyyi mu ñibbiwaat këram waaye cette fois-ci dañ ko entendre mu toog ba garde à vue jeex ñu fas yéene ko yóbbu au parquet. moom Dieynaba Ndiaye nee nañu li waral ñu daal di koy soupçonné dem sax ba daal di koy teg loxo du lenn lu dul dafa defoon ay menaces de mort jëmale ko ci ku ñuy wax Déroulé Ndiaye nekk ab femme bu bokkoon ci partem xëy rek daal di jóge ci partem dem ci beneen parti ginnaaw ba mu ko amalee ay menaces de mort ci même guddi googee nag la daal di dem taal biir këram ndax waa jañu taal ak xale ba ñoom ñëpp ñoo bokk benn kër ak Déroulé Ndiaye. bés boobee nag mbir mi am yoon teggewu ko woon bët benn yoon ba suñu joon yàlla tey ji Dieynaba Ndiaye moo ngi ci dans de sale drap comme ni ko tubaab di waxee. situation wu Mali ba mu amee problème ak waa CEDEAO ba suñu joon yàlla tey ji bari na ci ay réew yoo xamante ne yëg nañ ko lool ba ci réewum Sénégal moom mi tëjaloon Mali ay frontière am Mali tamit daal di retourner def la même chose muy frontière aérien wala li nga xamante ne rek moom moo di ci wàllum suuf si. yëpp la ñu tëjoon te jamono boobee fekkoon na am ay sénégalais yu nekkoon ca diwaanu Mali waaye tamit maliens yoo xamante ni ba suñu joon yàlla tey ji ñoo ngi ci réewum Sénégal frontière u Kidira nag askan ba fay yeewoo jamono ji sonn nañu lool ci nag rek tiis la ñuy xëyee saa su nekk rawatina ñi yor camion yi di def seen ay aller retour saa su nekk bloqué nañ leen ci frontière bi mënatuñoo ñëw ci seen njaboot mënatuñoo continuer seen ay activité yor nañu tamit ay chargement jàmbur yoo xamante ni mënuñu fexe ba seen ay borom teg ci loxo jamono ji nag lenn dong moom moo ci des muy négociation entre Mali ak Sénégal ba ku ci nekk dellu ca la nga nekkoon ndax ñoom sax nee nañu bu ñu bëggee wax ak ñi nekk ci beneen frontière bi da leen di jaral ñu dem ba ci barrage bi di jokk jolante kàddu yu ñuy wax kenn mënatul ak toog sa morom ngeen bokk benn lal bu ngeen di fanaan wala sax ngeen toogandoo lijjanti li nga xamante ni moo leen fi indi mu metti lool ci sénégalais yi comme ci maliens yi. militaire diggante Sénégal ak MFDC ay échange de tir amoon ci nag ba ñu daal di jàmm ñaari militaire sénégalais ñu ñàkk seen bakkan ci saa si ñoom tamit ñu daal di répliquer daal di fàttaat bakkanu beneen rebelle ci ñoom ba ñu defaatee seen point nag ba regroupé wu la ñuy soog a gis ni juróom-ñeent ci ñoom réer na maanaam juróom-ñeent militaire sénégalais teguñu leen bët ba suñu joonu yàlla tey ji li nga xamante ni moom la ñu supposé gum nag mooy que ni ñi ni di rebelle yi dañ leen a jàpp comme otage ci seen siège ba ñu nekk négociation moom moo fi xàcc ndax ku ne xam na ni rebelle amul foo amul caaxaan. tribunal bu Ndakaaru la ñuy daal di yóbbu xibaar yi nag ba tax na benn gone mineur bu toll ci 13 ans way juróom bu jigéen yoon tegoon ko loxo di ko toppee wàllum infanticide maanaam daal jur doom ba pare daal di faat bakkanam ba muy dugg kaso nag mu jël doomam bi toll ci 13 ans daal di koy jébbal nijaayam ngir mu daal di ko koy yaral kooku en même temps mu nekk tuteuram ci lépp lu xale bi du dugg rek moom moo koy teewal comme ni ko ay waajuram waree woon a teewal waaye xale ba toll ci 13 ans nag dafa jékki-jékki rek daal di jiñ viol nidaayam joojee jamono ji nag leen rek moom moo koy mën a firndeel mooy kër docteur bu ñu demee ba def analyse yi nañ xool ba xam gone gal nekkoon ci moom jóg na fa am déet ba xam dëgg-dëgg nijaayam di da ko sàkku am sàkkuwu ko ak lu ci mënti am daal le résultat ba bu génnee fii lañ leen koy indiwaatal. wàllum sport la ñuy daal di daaneele match bi doxoon ci diggante Sénégal ak Cap-Vert nekk match boo xamante ni sénégalais yi dañ ci waroon a joxe lépp lu ñu am ngir mën a qualifier ci quart de finale ndax du kan yëpp la ñuy àgg quart de finale wala demi finale chance boobu la ñuy faral di ko am bariwul cette fois-ci nag gis nañ ni Sadio Mané ak équipe bam Kalidou Koulibaly ñoom Gana Gueye ñoom ñëpp joxe seen bakkan ci digg terrain bi ba Sadio Mané daal di dugal benn bi nakate ba muy dugal bi sax moom perdre na connaissance mais da doon demee jom rek ngir bañ a gàcceel sénégalais yi nekkoon ci ginnaawam ba mu génnee tamit kañ ko remplacer ñu koy woowee Bamba Dieng en même temps ci temps additionnel bi la daal di marqué but ginnaaw bañ ne 2 minutes moom moo ci des match bi daal di jeex record ba daal di jeexee 2-0 ci côté sénégalais yi waa Cap-Vert daal di fay jaare toog ci 8e de finale bi ak lu ci mënti am nag jamono ji ñuy laajte nouvelle ci Sadio Mané
nañ jàpp ni ma nga ca loxol docteur yi ñu koy surveiller ba xam dina jouer waat match bu dimanche bi am déet. En tout cas loolu la ñuy ñaan suñu borom. ñu daal di koy tàggatoowee nag ak revanche bi war a dox ci diggante Eumeu Sène ak le B52 de Mbour Bombardier ginnaaw ba mu bàyyeekoo ca Balla Gaye 2 ba amaat fa beneen ndam une seconde fois cette fois-ci nag war na jogante ak Eumeu Sène dem jëli revanche am wala rek Eumeu Sène daal di confirmer waat ci kanamam ak lu ci mën ci am Malick Thiandoum daal dina koy analyser nee na physiquement kii nii di Eumeu Sène pour mu yëngal Bombardier dina nekk lu difficile lool ndax ñeme na ku ko daan day waaye ku ko daan daanaat ko moom Bombardier du ko mës a nangu psychologiquement nag bu moytuwul lekk coow dina am bu baree bari ci làmb ji. En tout cas combat la ci biir combat yi waaye combat la boo xamante ni ñëpp a ngi koy xaarandi bu soobee yàlla. ba tax na mbokk yi li lañ leen indiloon ci seen xibaar Actunet jaajëfal leen ak jox leen ndig daje bu suba jàmm incha allah jërë ngeen jëf.